bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. commune bu Mbane dalal na ambulance yu bees mu leen maire Dembel Sow jagleel yàlla def na nag jigéen bi ñu njëkk a évacuer am na ay seex yu jigéen mbokk yi kontaan lool ci maire bi. Baydi Ba mi bokk ci délégation bi wax na ci turu Dembel Dembarou Sow. turu maire Dembel Dembarou ak turu premier adjoint maire Idrissa Sow boole ci délégation bi nga xam ni sunu mag bi Amadou Egoudou Ba ak ñi ma àndal ñëpp jaar nañ ci présentation bi fas yéene nañu ñëw seet si leen ci ndigal maire ndax yàlla mi dara teewul bi mbir mi amee maire daf ma woo. parce que dina am équipe boo xam ni dañ ko jàppale di ko gunge ci liggéey bi boo xoolee sax tey am na ñoo xam ni teewunu fi ku mel na Adjil ku mel na Oumar Ali Jeylaani soxla leen dab waaye ñun ñëpp am nañu coobare su dara bu dara demee ba mel ni ñun ñëpp nu teew waaye nag ba tey sant yàlla ndax dafa am ñu njëkk a wax te ma xam ni ñun ñëpp xam nañu lu ambulance di njëriñ. ambulance dina yóbbu néew dina yóbbu ko accidenté dina yóbbu malade kooku mooy njëriñam lu tax bañ a nit ki tardé néew sax lu tax ñu koy jëlal ambulance balaa muy yàqu kii accidenté lu tax ñu koy jëlal ambulance pour nu gaaw a sauver ko jigéen bi mot lu tax ñu koy jëlal ambulance ndax mu gaaw a moom tam raw. donc bu nu yàlla mayee nu am kilifa boo xam ni moom moo jiitu njaboot bi mu dem ba yàlla mi dara teewul xelal ka yow lii action bu gën a social bu gën a baax fii mooy li ñëpp bakk mooy ambulance kooku ñëpp ko bokk soo toogee nag ba yàlla may la loolu ñu ni déedéet nit ki mënoon a indi leneen lu dul ambulance mu yéene nit ñi xanaa def fàtte sunu borom ndax sunu borom moo tax ba nu wuti docteur. wuti hôpital xanaa ku defar hôpital day xaar malade ku sol blouse yor ay équipement am day xaar malade docteur bu gisul malade lu muy liggéey parce que loolu dafa am kon loolu ñu ngi koy santé yàlla ñu ngi koy santé monsieur le maire Dembel Dembarou bi nga xam ni bi aussi man de mën naa natt parce que man maa ànd ak moom yenn ambulance yi maa leen fay kon man seede la maa jël xaalis fay. mën naa natt aussi ni caga doy ci moom parce que nee na ma population caga dama leen bëgg a defal nit nag am nañu sunu benn mag buy wax naan ku dul joxe billet du laajte weccit boo joxewul doo laajte weccit nit nag boo bëggee nit ñi nga xam ni nit ñi war na la bëgg wala nga peese sa bopp da nga leen di lebal àddina bor la lebal bi nag mooy li am tey. njukkeel bi aussi yàlla delloo ko xolam mooy lan kin fi njëkk a jël mooy ko xam ni mooy sunu kontante mooy kuy joxe àddina kooku mooy sunu mbégte donc loolu suñ ko amee dañ ciy sant sunu borom suñ ko amee aussi monsieur le maire nit ñi nanu xam ni yàllaay maye mais xol moom yéene la yéene moom nit moo koy motal boppam ah seen maire Dembel je crois que desalatu leen dara. parce que am na ku ko wax sànq ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga gëm ko ñun nag ay pël nar waaye ñun ñoo leen di jox ba tey seen kii dégg ngeen donc maa ngi aussi nuyu jigéen bi yàlla muccal ci jàmm di ko ñaanal jàmm di ko féliciter jëkkëram di remercier chef de village bi di remercier aussi responsable moro yu fi nekk di remercier monsieur le maire jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ku ma ci fàttee rek ngeen jéggal ma di nuyu aussi chef de village yi fi teew yëpp pour bés bi. sage-femme bi wane na mbégteem te di ñaan goudron bi ga. benn pas bu poste de santé cago def la ci avancement surtout en matière d'évacuation parce que man dama doon am problème bu dul jeex pour. évacuer malade chauffeur yi seede nañ ma fu nekk dinaa fa woote damay woote ba Richard Toll pour ku jël fii malade bi yóbbul ma ko yenn saa yi dama daan woote taxi yi ñi ngi dem tool yii ñi ngi dem fee ku si nekk da nga yeewu am sa soxla te am na yoo xam ne urgence la du xaar mais bu fekkee ambulance baa ngi nii tege sama souci jeex na da nga daan tëdd di xalaat yow
instant yi boo amee problème yow fa ngay foo làmb yenn saa yi da ngay am koo xam ne hémorragie yi nga xam moo gën a gaaw rey nga am ko doo xam fooy teg sa tànk taxi moo la koy yebal fii léegi Richard Toll at yoon bi nu mu mel ñëpp xam nañ ko metti na trop mais yàlla baax na dañuy sant yàlla di sant aussi monsieur le maire bi mu defee geste bu mel nii di ko sant di ko gërëm bu baax parce que malade bi dafa agsi rek ambulance bi tourné yëpp ko ci xoolal loolu en plus moom dafa sonnoon pour agsi si poste bi sonn na pour agsi si poste bi ñii wut noonu oto fu nekk wut noonu saret lépp wut nañ ko amuñu ko ba à la fin ñu teg ko ci benn L200 man leen L200 bi du ko yóbbu Richard Toll day dugg ci ambulance bi mu dem yàlla defal ñu ci ndam aussi ñu ni ko sante yàlla parce que moom tamit xawoon na sonn surtout en matière ordonnance ak yeneen acte bii ngeen def wóor na yàlla dañ leen ciy gërëm di leen sant di ngi leen di gërëm di leen sant parce que moom leneen ba ma ko nee yow seex nga ëmb ci xool naa kanamam xam naa tristesse bu ci nekk xam naa njàkkare bu ci nekk leen la doon xalaat buñ ma opéré doom yi nu mu koy entretenir loolu la doon xalaat mais ma dala xelam delloo si ko ni ko du dara yàlla baax na yàlla moo yor lépp boobu xamuñu woon sax lii dina ñëw mais ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla aussi di leen waxal aussi famille fii population bi bëgg nañ di adhérer ci CMU yi mais duñ am moyen surtout moom mi ngeen wutal ko carte CMU moom ak famille am pour ñu ci faju ngeen cotiser ko parce que moom pour mu am yenn lu mu tuddati pour moyen pour def écho wala mu def analyse c'était tout un problème dama koy topp di ko soññ ba yàlla mottalil ko mu dem defa ko dama ko évacuer war référé woon Richard Toll lundi la nga ko waroon opéré mais yàlla def na ci yàmm xëy na it ñaan bi fi paa bi ñaan moo ko wuyu si ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax mais aussi benn yóbbante laa yóbbante ci maire pour boobu moom bu ko matalee incha allah lu mu yóoti dina ko am maanaam tali bi ambulance bi baax na trop mais muy daw ci télé bu ñuul bu neex sunu retard yooyu maanaam loolu moom yàlla na ko yàlla mottali rek bu dee mi ngi seen mbébét yi yàlla na ko yàlla mottali jeex na. loolu leen di nuyu ku si ne turam ak santam di leen gërëm di leen ñaanal bu baax yaakaar naa wax ji moom waxoon nañ ko waxati ko ndax maire fu ne invité nañu fa nu dem fa ban fa demee jël nañ fa kàddu wax fa kii yaakaar naa demande sociale la woon xëy na mësuñu bind maire mais mas nañ fa transmettre suñu ay lettres muy jàll di demander ambulance kon bu demee ba indi ko fii si poste bi duñ ko siy gërëm di ko sant di ko ñaanal bu baax a baax li chef de village wax lépp mat na tey moo xam li mu ko def ndax santé compétence transférée la mairie bi moom moo ko moom mais mairie mën na xam ni compétence transférée la pare def si loxo mais yéen na da ngeen ko xam ba pare def si loxo xëy na ambulance bi moo visible moom la nit ñi gis mais mën nañu nun en tant que président CDS ngeen jotale ko sunu ngërëm ak sunu sant war ni ko chaque année bu dee matériel désergence dana ko yóbbante affaire setalu poste bi dotation médicament dina ñëw chaque année dinañ ko jot district lépp dina ko jot à temps te mënoon nañu xaar rapport mënoon na xaar leneen mais chaque année ni ngi koy def di ñaan yàlla na def yeneen budget yi ñëw mu xam lan mooy mu gën a yokk dotation boobu ak lii mu def nun moom noo ngi nii tey moom la ñu woote réunion pour fexe lii mu def nu sàmmal kak ndax nit def na ba sonn te amul mucc mais nun yàlla def na ba tey noo ngi woote réunion bu rëy par autour du poste tous les chefs de village ak tous les conseils mu ñëw toog nu fexe nu ko téyele askan bi parce que nun askan bi lañ fa teewal noo ngi leen di ñaanal bu baax a baax di gërëm adjoint maire di gërëm chef de village yëpp parce que santé ku ne xam na nu mu mel nit ku ne am nga lu ëpp lii si teraanga te amoo lu mel nii kon bu ko yàlla defee dafa am lu ne fu mu koy jaarale yal na yàlla muccal xale yi yal na yàlla sàmm njaboot gi changé leen jamono ba lépp lu nu bëgg seen yàlla defal leen ko di gërëm nag suñu responsable yi man en tant que président comité ku mel na tonton Ablaye Diop
mu dey conseil département nekk représentant APR fii si Thiago tan xam luwul dara di l'adjoint maire di chef de village. lii moom vraiment dañ ci kontaan bu baax a baax parce que lii action la bu rafet action la ba nga xam ni incha allah ça va sauver beaucoup de vies bu si yàlla andee bakkan yu bare la nar a sauver incha allah donc nii mu ko xalaatee ba def ko dafa dëppoo ak bëgg-bëggu population bi rawatina jigéen ñi nga xam ni tey ku si nekk si diggante dañu la war a yóbbu évacuer la wala ñu war la yóbbu toppatoo la donc lii nekk na njëriñ ba nga xam ni non seulement Thiago rek ak village yi ko wër mais presque boo waxee ni commune de Mbane yëpp lay jëriñ ndax ambulance moom fépp fu mu nekk du tànqab lu kenn mais li si am solo moo di dañu war xool gis Dembel fi mu jëlee commune de Mbane ba fi mu toll nii ku si nekk nga xool sa dëkk mu doon miroir nga xool depuis 2012 2013 ba léegi yow fi nga jógee ak fi nga toll. li nga xam ni moom la ñuy ñaan di ko ñaan population bi moo di Dembel mi ku xool jëf yi mu jëf fii si commune de Mbane ambulance bi presque moom moo di ay téeméeri yoon yi nga xam ni mu ngi fi liggéey nit ñi di ko gis. inauguré na fi ñëw na fi fekk na fi ay liggéey ay projet ya nga xam ni yu bari ya nga xam ni moom moo ko fi réalisé waaye lenn dafa des parce que dafa dem bëgg xam yoon wi rek mandaam bëgg a jeex léegi kon ñuy ñaan population bi nañu may chance Dembel defal ko beneen mandat bu ko defee bu amee loolu Dembel bu fi amatee beneen mandat incha allahu lépp lu mu def Thiago dana ko tripler lépp lu mu def si commune de Mbane dina ko quadrupler kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla jàppale si li nga xam ne moom la bëgg di ñaanal conseil yi nga xam ne ñoo ànd ak moom te naxuñu ko ànd ak moom si dëgg ànd ak moom si di ko wax lii avancé commune bi ànd ak moom si li nga xam ne tey jii ëllëg moo doon ay bilan positif ñoo ngi leen di nuyu baax Amadou Yegoudou il faut que ñu beral la parce que da nga di mag ma nga xam ni toujours da ngay ànd ak Dembel te naxoo ko xëccoo jëm ji sa intérêt loolu di ko wax la nga xam ni moo koy avancé moo koy def ainsi que ñii mu àndal ñëpp quoi. boo seetee ni commune bi li nga xam ne moo composé bureau commune bi presque coalition la waaye gis ngeen chef de coalition bi mooy adjoint bi lépp la nga xam ne war nag mu taxawaay la bu rafet mu ko war a ko taxawee moo ngi koy taxawee bu fi Dembel nekkee ak bu fi Dembel nekkul muy Idrissa Fall ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant si taxawaayam moom itam di ñaax population bi nit ki bu fekkee da nga am sa élément bu baax jàpp si ba la ngaa gis leneen di ko teel a bàyyi di wuti keneen wóorul àndal leen ak Dembel ñu may ko beneen mandat. kon nag li nga xam ne tey jii moom moo war a avancer Thiago avancer commune bi moom laay wax te commune Dembel rek laa mën a gis tey jii mu mën taxaw jéegu ya nga xam ne tey jii fu mu taxaw président ni waaw lu mu wax président d'accord si kon nag ku am ku mel noonu wax dëgg yàlla da nga war a taxaw bu baax ak sa fierté ak sa fulla ak sa fayda nga jàppale ko bu baax benn kers bañ la si fekk parce que boo gisee sa intérêt da nga si jàpp nga taxaw si. loolu laay ñaan fii si Gaaye gi te yaakaar naa ne Gaaye benn bopp la Thiago benn bopp la Témé benn bopp la Ndoumbelé nag Ndiafal ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk comité santé bi ñoo bokk CM yi ñoo bokk hôpital bi ñoo bokk ndox mi ñoo bokk lépp te gis ngeen boobaak léegi xéewal yi fi yàlla wàcc yooyu yëpp nag si moomeelu Dembel la am kon nag ñoo ngi sant yàlla di sant Dembel di ko ñaanal yal na ko yàlla defal mandat ba li mu bëgg si commune de Mbane bëgg ko si département bi yàlla defal ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais sant naa leen gërëm naa leen
bi ci jiitu chef du village ak notable yëpp Idriss Fall ñoom Ablaye Diop ñoom onon ɓe mi ñeneen ñoo xam ni xawma leen waaye kontaan nañu lool waaye dëgg la sax xanaa ñoo waroon njëkk a wax ñun ñoo kër gi ñoo waroon njëkk a wax parce que loo xam demb ma samba gin laa xam demb kër gi ni ngeen def rëy na lool comité de santé bi sant nañ itam comité de santé bi cago infirmier hono wiyete boom Sané ak sage-femme bi Khady ak Ahmed Sey ñoom ngeen teg ci comité santé yi ñoom lañuy fekk foofu ngeen dénk leen liggéey bi suñuy demee foofu ñoom lañuy fekk ñoom ñoo toogal dikk bi foofu waaye def nañu liggéey bu baax a baax soo demee foofu macha allah dañuy lay toppatoo dañoo kontaan mënoon nañu teg foofu ñu saggan malade yi wala ñu sax gis nañ ko fu ne gis nañ dikk bi foofu ñun amul dëkk bu ñu demul waaye fii macha allah mu ngi dox normal gaaye nag quartier chef du village waxoon nag quartier ci cago la waa cago moo ko xam ca comité rural bi xamul gaaye comité sous-préfet xamul bi ma gouverneur xamul ba ministre ba président de la république xamul gaaye cago rek moo ko xam parce que ci cago la bokk cago nag ñu baax lañ ñu baax lañu cago parce que ñun dañuy ñëw fii waaye dañuy ñëw fii sax sikkim ñu gàddu suñu cartable ñëw fii su fekkente ne fii amul woon rek dañuy gàddu seen cartable dem suñu yoon waaye fii dafa baax ñu tëdd ñu nekk fi waaye am na góor gu mag nee nañu ay wali yu baax jaar nañu fi ñun liggéey wuñ ko dañu fekk fii ñu liggéey ngeen góorgóorlu bu baax nag ñun nag lu cago wax lañu wax lu comité rural Mbane rek lañu wax yu mu waroon def yëpp ci affaire écho yeeg analyse yëpp xëy na sama doole mayuma ba tardé na may gërëm encore kii sage-femme bi parce que taxaw na si bu baax a baax même jour buñ koy jël fii muy dem fekk mu fi dafa fekk ni ma génn moom duñ ko bindal kayit nii dafa war opérer waaw mu jaaxal ma lool nag waaw yàlla def ma ñëw fii rek ñu ne ma ambulance bi mu ngi noonu di dem yóbbu na ko ba yàlla def moo am doom maa ngi see sant maa ngi leen di sant yéen itam sant chef du village sant Idriss Fall bon maa ngi si kontaan daal waaw kontaan naa si bu baax. wallaahi waaw tur yi nag moom may naa ko maire. waaw ñaari seex yi moom na seet ku mu bëgg daal ñu tëjee ko waaw. maa ngi gërëm Dembel maa ngi gërëm kii Youssou Fall maa ngi gërëm Ablaye Diop dëkk bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax bu nu ñëwee fii ak cago ak léegi man am naa juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn bu nu ñëwee fii ak léegi mosuñu jooy noo ngi topp si gannaaw yàlla di si gannaaw lu nu bëgg rek moom la ñu bëgg lu nu bañ moom la ñu bañ bëgguma sax wax bu bari ndax sunu xol dafa sedd ci yéen mosuñu lekk bàyyi nu wax dëgg yàlla Dembélé bu mu ñëwee mu ngi taxaw samay jarbaat moo àndool ak ñoom ba léegi ñëpp ñu ngi ànd ak moom dellu na def na lii yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla yokk moo xam lu mu bëggal boppam yal na ko yàlla yokk bu mu ñëwee Dembélé ñëw na ba fii suma taa mi ñëw ba fii wax nu yëpp waaw ñoom nag mënu mu leen fay ñoom na waa cagu mënu mu leen fay ndax jooyunu guddi jooyunu bëccëg ñoon taxaw waaw yal na leen yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit yaa barke saatul faati waaw onon kuri jam yàlla rokkuma juudi balɗe battani moƴƴo min meeɗa woyde haydara maire o haydara heddinani amen tabarakallah ɗum ɗo tan jeeri hunde fof oɗo ko miñam jag ko ñam kanko resi suku debbo eyyi gila o oñin ha joni eɓen daari hen
haaɓi haw yehi haw arti yo Allah waɗe mon barke yo Allah waɗe mon barke yeneen yàlla defal jàmm defal ko mboolem julit yaa barke saatul fati kontaan nañu lool waaw dëkk Giram dëkk sant di nuyu chef de village bu ñu gàttandu fii monsieur Doudou Fall di nuyu sunu délégation bu ñu àndal fii te Amadou Egoudou Ba ak Baydi Ba jiitek ñu ànda ci ñoom ñëpp nag bu mu limee rek dama juum maa ngi nuyu borom kër gi di nuyu papay xale yi ak seen yaay maa ngi beral nuyu nag sage-femme bi nga xam ni lu jiit njaax yëpp mooy njaax sonn bi ak ragal tiit bu mu amoon ba mu yàlla may si ndam ñu ngi ko ñaanal yàlla bu baax a baax Ablaye Diop nag dama ko nuyu ndax sama mbokk la bi nga xam ne yàgg nañu ak chef de village yëpp yi nga xam ne yàlla may na leen fekkee bis bi même bu nu si bokkul woon yàlla boole na leen si nuy naa jigéen yi ma fekk fii yëpp maa ngi leen ñaanal bu baax a baax ambulance bii de ñëpp ñoo si ñaanoon yàlla te lu ñu si ñaanoon yàlla yàlla def na mu ngi commencé wàcc yàlla na yàgg monsieur le maire nag fu mu nekk fale yàlla defa fay kolam la ñu ko fay nit buy liggéey bu baax lu baax rek lay am monsieur le maire wax dëgg yàlla kolam rafet na liggéeyam rafet nañu lépp lu mooy def lépp ak yéynam ak xalaatam ak mébétam ci commune Mbane yàlla na ko yàlla jàppale. te ñoo ngi gërëm nag équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii si hôpital bu Thiaw ndax ñun ñi nga xam ne suñu jigéen yi ak suñu doom yi dañu ñëw fii ku fi ñëw rek da ngay kontaan ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax li des lii ñun de kontaan nañu bu baax ñoo ngi ñaanal xale yi yàlla na leen yàlla may gudd fan ñoom ak seen yaay ak seen pap monsieur le maire kontaan na lool si dëkk bi nga xam ne mooy Thiaw ak waa Témé Thiaw moo ngi leen di remercier bu baax te moo ngi leen di kamal ne moom guddi ak bëccëg si seen soxla rek lay dow fi mu munta nekk su ngeen ko gisul ak su ngeen ko gisee si seen problème rek la nekk heure bi mu sottee rek da ngeen koy gis kon nag ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp wasalaam. maa ngi nuyu waa dëkk bi maa ngi nuyu monsieur le maire yow mi toog yow mi nga xamante ne yaa ñu jiite fii ñu ngi lay nuyu ñoo ngi nuyu chef de village nga xamante ne sama kaaw Doudou Fall si village bu baax nit ku baax wax dëgg yàlla maa ngi nuyu responsable bi toog sama papa la Mohamed maa ngi nuyu sëriñ bi maa ngi nuyu waa dëkk bi ñëpp maa ngi nuyu sage-femme bi aussi wax dëgg yàlla lii dafa mel nekk rek dafa am lu muy findeel ambulance bi fi mu ñëw war na fi ñëw ndax mënoon na fi ñëw gaare lu yàgg sax amul lu mu def waaye nag ambulance ñëw motul 4 jours 5 jours mu génne résultat yi loolu kat wane na dëkk bi yelloon nañ ak ambulance bi wante dëkk bi aussi ñu ngi wane na ñoomet xam nañ li leen defal ndax mënoon nañ fàtte sax mais bi loolu amee si saas fi lañu fekkee woo maire donc vraiment maire am si kontaan nag bu rëy ñu ngi ñaan yàlla aussi yeneen ambulance yëpp yàlla nañ fa jaar te aussi lii dafa am lu muy wane mooy ki nga xamante ne dëkk bii Thiaw nañu gën a góorgóorlu nañu xam ne lii dafa am lu muy wane donc maa ngi nuyu ñëpp maire nag kontaan na si lool wax dëgg yàlla ñoom yéen a ko wax ko mais moomet foofu la ñu woo ñun ñëpp vraiment wane ne kontaanam xam naa bu fi nekkoon tey moom mu fi toog waaye heureusement nekku fi donc dal vraiment kontaan rek maa ngi nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom lay àndal donc vraiment maa ngi nuyu ñëpp. mooy que monsieur le maire
dafa am yéenewam bi muy topp ba tax mu am initiative pour jënd ambulance yi c'était juste comme ni ko chef de village Doudou Fall waxee loolu la moo xam yéeneem mais xam nañu ne yéeneem la c'était juste que pour mu génne askan wi ci benn coono bu ñu nekk parce que laajte nañu ñu xamloo ñu ne am na ci ñu bari ñaa xamante ne amuñu woon ay ambulance te amaana mën na am ne fekk cago gi ci la bokk yàlla dogal bu lii amee mu am fi donc vraiment noppal na dëkk bi mais noppal na aussi ñi nga xamante ne moom mooy sage-femme bi ak ñi mu àndal ci biir district bi di wax ni xale yu judd yàlla nañu dund bay ñu leen di womat yàlla na yàlla def ci xale yi barke yàlla sàmm leen sàmm mboolemu jullit ñu ñaanal nag sage-femme bi ak médecin bi mu fa àndal ainsi de suite yàlla na yàlla wéral seeni ay cër yàlla na leen yàlla sàmm parce que liggéey bi ngeen di liggéey la ba nga xamante ne liggéey la bu sensible mais lépp loo leen di def duggee leen bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla génne ci alhamdulillahi rabbil alamin parce que c'est très important ndaxte bu nekkoon ambulance bi première évacuation dafa tombeek yàlla tere leneen dina am moo bu judd même bu ñu waxul moo boobu ñu bare dinañu jàpp moo bi ma bëgg a wax ban la donc yàlla musal na leen ci ma leen di ñaan nag ngeen gën a bàyyi xel ci ñi nga xamante ni dañ taxaw pour askan bi te ma gis ne équipe bu commune bu Mbane bii équipe bii bëgg nañu commune Mbane avancé li des nag mooy que ngeen xool ñi nga xamante ni dañu pare pour bëgg Mbane avancé jóge fi mu nekk demaat ci beneen xar kanam ñooñu dafa am important pour ngeen bàyyi leen xel déglu leen xool ñoom li ñuy def est-ce que méngoo na ak liy doxal dëkk bi wala méngoowul ak liy doxal dëkk bi parce que c'est très important faut pas que ñuy wax ni dañuy topp yenn yi à cause de yenn waxin yi non nañu xool njëriñ bi d'abord donc vraiment bëgguma woon sax wax mais c'était juste il faut ma def ci benn briefing bu ndaw pour gën a leeralaat les gens nañu comprendre équipe bii kat boo leen ko fi teggee ana ban équipe ngeen fi teg bu leen andil lu ëpp lii comme ñi dafa am programme bu ñu jàpp ñu tee ko ñu ci avancé donc quelle que soit la situation accompagner leen déglu leen bu ci yàlla defee jàmm gis nañu ne incha allahu rabi Mbane dina dem ba nga xamante ne ñëpp bu ñu limee ville yi gën a mag dinañ ci boole Mbane maa ngi jéggalu ak wasalaam. Audio Jungle.